jërë ngeen jëfati ci ànd bi ak télévision Futur Média dal leen ak jàmm ci xibaaru marax yi ponk yi ca gën a fës marché Thiaroye ma nga ca ndox yi taw ya ñi nga xamante ni ñoom ñooy jaaykat ya mer nañu lool ba sax tëj kon seen i boutique tey sàkku rek ci kilifa ya ñu wax ci lu ni mel nee nañ lu soxal nag patente dootuñu ko fay benn yoon fileek mairie ba taxawul ci seen i jafe-jafe jëruñ di ndekk biir réew mi daal di Ndiaye ma nga woon foofu jot naa dalal seen xel ca Thiès moom la ñuy sàkku rek mooy daal ñu daal di kon indi fa plan Orsec loolee la ñu bëgg ndax gox yu bari ca diwaanu Thiès ña nga cay jafe-jafe ñoom it ndax rek kon ndoxu taw yi bokk na ca këri kaw Sarafal ak Ngent askan wa sax dañoo mujj joxante loxo di ngacc ci seen i ndox. baccalauréat 2020 résultat yi nag tàmbali naa kon rek génn fële moom ca centre Ngalandou Diouf nag résultat yi tey xëy na nag tàmbalee génn ci ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñetti candidat ya fa ne juróom-ñaar fukk yaak juróom-ñeent ñoom nag ñoo daal di am rek d'office kon ci candidat yooyu ma lim lu toll ci juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent ñoo admis d'office benn mention bien ak fukk ak ñeent mention à bien dinañ wax it ci li ñu jàpp ni ay jàngoro la yuy lor Afrique sowu jant loolee nañu ko tuddee gannaaw ab jàngat boo xamante ne di rapport Africa Jom Center def na ko nee na nag ci Afrique sowu jant daal gis nañu ne wàllug démocratie dafee dellu gannaaw état de droit kenn waxaaliwu ko gouvernance it nag noonu nee nañ nag li nga xamante ne sax moom mooy ñetteelu mandat bi li mu indi ci gàllankoor sax coup d'état yi indiwu ko mbokki ponk yaa ngi nii bu ngeen taaxirloo tuuti ñu faram-fàccee xibaar yi. dalee nag jàmm ci xibaaru marax yi dana koy dooree fële ca marché Thiaroye marché ba nag fi mu ne boo fa yeggee di nga gis ni ndox mi nangu na ko commerçant ngeen nag mer nañu lool ba mënatuñoo sax tijji seen i cantine ñoom nag nee nañ lu soxal patente xalaatatuñu koo fay mairie ba fileeg taxawuñu ci seen i jafe-jafe jëriñ di ndénk biir réew ma nga woon foofu di Aly Ngouille Ndiaye jot naa dalal seen xel dañu fay fekk ji Habib Faye mu àndoon ceeg Modou Diop. dañoo xëyee banque seeni yoxo ne tey duñu liggéey benn cantine du ibbeeku fii benn place duñu ko lal ci diwaanu marché Thiaroye li ko waral bokk na ci ndox gi taa ci marché gi sonal na leen ñoom dugg ci marché bi tëna leen ndax amul sax buntu ba ñuy jaar rawatina itam mën a lal. mooy marché bi gën a rëy ci Sénégal actuellement ci Afrique amul morom recette bi fi génne kenn xamul nu mu toll te moo fi gën a bon wallaay tey bu la sa jabar tàggu woon wala comme si mën a doon ne la damay dem Thiaroye nduggi da nga naan ko bul dem parce que xam la moo tax en réalité marché bi amul fa amul ndox pour te dire amul marché bi dañ ko war a canaliser. motu sax 500000 dafay ñu ma sama xaalis teg ci ñu ngi sama xaalis kenn fay ma ko ndox taw amu fu ma jaay gisoo sama tànk yi xanaa gis nga ma léegi kay tuuti teew ñu nital gis nga ma bu baax. la ñuy sàkku rek moo di bokk moomeel gi mu def wareefam mbaalu ko may ñoom ñi doot ñu fayeti la nga xamante ne moom la ñu waroo. décision bi ñu jël te fas yéene def te d'accord ci collectif Thiaroye ak waa ACIS association de commerçants de l'industrie du Sénégal ak délégué yi fi nekk yëpp lu ñu fas yéene mooy bis ni ki tey jii dootuñu fay benn droit boo xam ne dafay jóge ci ñun jëm ci maire bi. bëri na tiis ga nga xam ne dal na ci seen kaw ci biir marché gi ñàkkum kaaraange gi ca la bokk naam itam waa ACIS ñoom la leen tax a jóg rek bokk na ci mbégte commerçant yi ba tax na sóob nañ ci seen loxo ngir lépp mën a yemb ci diwaanu marché bi. dañuy jàppale te yàlla tax nga xam ne ay jigéen lañ dañuy daan suñuy doole képp ku xëy bàyyi sa njaboot dangaa ñëw daan sa doole. ñoom ñii di sàkku ndimbal ci jëwriñ gi mu tontu ci lii. gis nga jigéen ñi nekk ci marché bi. problème mu ndox bi ngeen am maire bi dina ko régler waaw parce que xam na fi mu koy régler jafewul. gannaaw ba nga xamante nit mi ngi doon def tukkik nemmeeku moom jëwriñ gi ñu dénk kaaraangeeg biir réew mi di Aly Ngouille Ndiaye jaar na itam ca diwaanu Diamaguène Sicap Mbao jaar na cité Junkom foofee ci diwaanu Guédiawaye la jeexalee ko fi nga xamante ne mooy ci diwaanu marché Thiaroye gi nga xam ne jafe-jafe yi bëri na fi. Habib Faye ci jamono jooju moom Thiès ña ngay sàkk rek ab plan Orsec ndax foofee ca Thiès gox yu bari nag taw bi nangu na gox yooyu nag bokk na ci këri kaw Sarafal ak fa ñu naan Ngent askan wa sax dañoo mujj nag joxante loxo di ngacc ci seeni ndox ñu ne nag li leen indil njombe loolu bokk na ci chantier yu bari yoo xamante ne tey dafa taxaw Cheikh Anta Diop. ndox mu bëri wàcc fii ci diwaanu Thiès ba léegi am na quartier yu bëri yoo xamante ne kër yi ndox yaa nga fa ay ndaw ay jigéen ñoom ñëpp nag ràngaayu nañ ñu fekk leen fii ci Ngent ci poste de santé bi ñu gis ne ndox mi daa fees dell ci biir saal yi ku ci nekk yaa ngi def sa liggéey ngir ndox mi génn. poste de santé bi dafay def bu nawet jotee
muy inondé mu ngi nii chaque année noonu la. góorgóorlu nañu sax ndox mi jotoon a dugg ci biir saal yeeg yooyu vraiment waa quartier bi ñëw nañu dimbali ñu ba ñu évacuer ndox yi raxas poste bi mais vraiment des na daal des na. démb soo ñëwoon sa yaram day daw parce que soo xool malade yi fu ñu tëddoon ci kaw lal bi da ngay gis ni ndox mi si salle bu ñu nekkoon yëpp dafa am ndox muy salle de consultation muy salle pharmacie donc amul fenn fu ndox mi bàyyi. ñenn ñi gis ne canal yi dañoo fatt. Mamadou Ndiaye gis ne li gën a yokk mbënd mi fii ci quartier yu bëri ci diwaanu Thiès moom mooy canal bi nga xamante ne liggéey yi àggul ñu ngi ko sumboon ci chantier de Thiès yi woon. chantier de Thiès yi ñëpp xam nañ ne àggul ñàkk eggu chantier de Thiès yi moo indi lii lépp. yeneen quartier yi ne Thiès Nord bari na Kawsara këri kaw Kër Maam Alaaji Medina Fall. plan Orsec nag waa Thiès war nañu koo am loolee la góor gi xalaat. Thiès aujourd'hui soxla na assistance ci wàllu plan Orsec bi parce que bari na ci goxu Thiès yi yoo xam ne yëpp inondé amul fooy dem ci gox ci Thiès tey te inondé wul. fii ci diwaanu Thiès quartier yu bëri dañoo feesoon del ak ndox. waa sapeur pompier yi ak ay ndaw yu takk woon duggoon nañu ci kër yi doon ŋàcc jamono yi ne am na kër yoo xamante ne amatuñu ndox waaye nag waa Thiès nee nañ ñi ngi xaar ñu jox leen seen wàll ci plan Orsec bi. plan Orsec boobu Cheikh Anta Diop waa Njaareem it war nañu ko am jëwriñ ji dénk wàllu xëy mi ak formation professionnelle moo ni gisee la mu jàpp nag ca Njaareem mooy daal dañu ko war a jox gëdd ci plan Orsec boobu Njaareem googu ñu wax ñoom it ña nga cay jafe-jafe ndax boo fa yeggee tey ay njaboot yu baree bari ña nga ca mbedd ya fanaan li ko waral ndoxu taw mi Babacar Diouf. quartier Njaareem yëpp a nekk ci di tëmb ci ndoxu taw yi ñenn sax ci askan wi. jël seeni bagage meebu di wute fu ñu jëm. gis nañ ne tey fii pour ñu génne woon nit yi jafe woon na trop voilà ndax suñu yaay yi ñoo fi nekkoon ci biir ndox bi mu jafe lool pour ñu génne leen fi mais yàlla def na ba génne lañ leen ci jàmm am na nag yeneen bagage yu bëri yoo xam ne ñu ngi ci biir ndox mi mais ñu ngi sant yàlla bu baax. commune Diourbel li mu jot ci ndox bari lool ci benn guddi rek mu nekk loo xam ne nii war nañoo jël ay dogal yoo xam ne dinañ ci génne askan wi nga xam ne ñoo yeewu ci Njaareem. muy teel bi jël matukaay pour ŋàcc ndox mi am na zone yoo xam ni niñ ko visité ŋàcc ndox mi dina ko saafaral waaye am na ay zone yoo xam ni préfet ak autorité jàpp nañ ne il faut que ñu am station de pompage loolu nag pour faire face à l'urgence léegi ñuy jël ay motopompe ànd ci ak waa sapeur pompier pour ŋàcc ndox mi li ci des bu ñu jógee ñu rendre compte autorité bi pour que plan Orsec bi ñu déclenché Diourbel mun ci am wàllam bu baax. balaa dogal yooyu di egsi nag ñenn ñi ñu war leen a yóbbuwaat ci yeneeni kër ñu dëkk fa. loolu yi Dame Diop ne waa Diourbel nañ jàppalante ci seen. fi ñu jaar ñëpp gis nañ ay quartiers yoo xam ni am nañ ndox am na ay nit yoo xam ni génn nañ seen kër ma profité rek comme ni ma ko waxee léegi que situation yu mel nii dañoo war a jouer suñu solidarité maanaam jàppalante ci suñu biir. seen biir naam Bambey situation bi taxul mu méttee ne ci Njaareem wante ñi nga xam ne ñoo dëkk ci quartier Escale wala sax ñi nga xam ne ñooy liggéey ci gare routière bi fi mu nekk nii yeeyoo na ndimbal. fële moom ca Bambilor ñenn nag ci njaboot ga bu ñu leen jotee toxal yóbbu leen ci daara ya ndax rek kon mbënn ma am na ci ñoo xamante ne amuñu loolu ba tax na nag ñoom dañoo mujj rek kon dëkk ak ndoxu taw ma mu doon loo xamante ne lu metti la ñi nga xamante ne nag ñoom ñoo jiite kon gox boobu ñoom la ñuy sàkku rek mooy nañu fexe ñoom it ba plan Orsec bii ñuy wax ñu mën leen caa dugal Ousseynou Thiam Ahmadou Bamba Samb. comme ni ñu ko nemmeekoo ci diwaan yu bëri lii di commune bu Bambilor muccul nag ci mbënd mi gannaaw bu mu ñëwoon taxaw si ñi nga xam ne ni dañ cee loru kii di meerub diwaan ba di xaarandi nag moyens yi nga xam ne ni war naa tukkee ci lii di plan Orsec. gëm nañu ne it état dinañu jàppale ndax tey Bambilor laaj na ay hydrocureur laaj na dund bu ñu mën a dimbalee nit ñi ndax commune bi rek mënul assister nit ñi ci dund bi nga xam ne moo war ci ñoom ndax koo ci dem. lépp ndax du lu ñu waajal bi ñu demee ci école yi da ngay dem gis nit ñi ne xam ne ñii vraiment jaaxle nañu ci biir ndox mi la nit ñi ne mënuñu boole ñëpp sax yóbbu xajuñu suñu sax ci école yi donc loolu vraiment ñu ngi demandé ci plan Orsec bi autorités yi luñ ci mën taxaw jàppale leen te ñooñu jàppale bi mooy dund bi war ci ñoom nag ñun commune bi mënuñu ko mais la ñu mën def nañ ko. ca kër Ndiaye Lo googu nga xam ne sax yenn njaboot ña nga dëkk ak lii di ndox mi ñoom nag ñi ngi bëgg lii di état mu def assainissement lenn ci ay priorité am di wax ne mbir mi doy na waar mais mbiru yàlla la mais nag dafa tax ñu gën a am taxawaay parce que inondation yàgg na Sénégal mais nag tey li ñu dund démb métti na lool kon nañ si tirer les enseignements yi qu'il faut rek fexe ba vraiment ñi nga xam ne lañ dénk tey wàll woowu ñu gën a yokk seen taxawaay gën a góorgóorlu ndax bu ñu defuñu waaye nañ gën a yokk di wax ne rek lii phénomène naturel la
kenn mënu ci dara di wax état aussi ñu gën a bàyyi xel parce que gouverner c'est prévoir di wax at yi ñëw vraiment ñu gën a taxawaat ba lu mel nii vraiment dañ ci mën a lutter bu baax a baax a baax. situation bu ni mel nag la ñu nemmeeku daanaka ci localité yi nga xam ne nii ñoom ñoo nekk fii ci département bu Tëngéej yëpp. fu ñu soriwul dara cité avion fii ci Wakam foofu it gis nañu ne askan wa daal ña nga cay jafe-jafe yu metti ñoom nag ñu mere du kenn rek kudu rek njiital bokk moomeel ba moom njiit loolu nag moom it ma ngay joxañ baaram askan wa ndax nee nañ lu jig njaag it ñooma ndax rek seenub nekkin léeg-léeg mooy indi jafe-jafe yu mel noonu Cheikh Diop la ñu ciy àndal ak Youssou Baro. ginnaaw taw bi métti bi fi jaar yàqu-yàqu yi fii ci cité avion ci Wakam yenn ci ay kër. yoon wi ba ci sax terrain de football yi ngir rek nga jote si jafe-jafe la ñi fi dëkkee faaw ñu xuus ngir mën a amal seen ay yëngu-yëngu xale yaa ngi jaaxle way jur yi naka noonu. fléau la bu nga xamante ne ni arrangé wul benn parent ndax seen doom yi mënatuñ leen teel seen kër seen doom yi ñu ngi génn ak feebar bi ni daal dara wóoratul comprendre nga. yaa ngi nii yëpp fees del ak ndox gisuñu ku ñu wàll si. waaw ñun woote dañuy woote mosuñu toog te woote wuñu dañuy woote président dañuy woote monsieur le maire te ko xam cité avion xam na ne monsieur le maire fii dong lay amee ndam si cité avion ñoo ngi nii nag ñun waa cité avion gisuñu ku ñu wàll si suñu kër yaa ngi nii fees delaki ndox depuis démb ba léegi nekkuñ ci jàmm. jiit bu bokk moomeel bu Wakaam demoon saytu barab yi nga xam ne jot nañoo loru ci wàll wi moom mile muy xam ne rek ne cité avion fi mu nekkee moom moo waral jëf ju ni mel. loolu suñu dëkkuwaay ni mu mel la waaye li ñu mën a jàpp rek mooy Wakaam dafa am ñaari barab yoo xam ne ñoo gën a suufe benn bi cité avion la ne beneen bi mu ngi nekk ci cité Mbacke Faye bii nekk cité avion mooy ci terrain bi boobu mooy bii ëpp solo saa yu amee taw rek dañuy pomper ndox mi tant que ñu ngi pomper it kër yi ndox mi du fa tag bay ñëw di dugg ci biir kër yi. ginnaaw itam ñi nga xam ne ñoom ñoo fi yeewoo bi ñu ko joxoñee baaraamu tuuma moom Samba Bathily daal di tontu ci wàllu woowee di xam ne rek ne moom Samba Bathily Diallo di xam ne rek ne lu ni mel am na ci yenn yoo xamante ni rek sàgganu ko ñi fi dëkkee la. ñuy ñaan aussi waa cité avion ñu bàyyi dépôt de gravaille beneen bi mooy cité Mbacke Faye mooy au passage on remercie l'ONAS parce que dimbali na ñuy jàppale ñu ba canal bi yóbbu ndox bi. ren avant nawet bi teel nañ ko yaatal gasaat ko mu gën a xóot moo tax ñoo gënoon a sonn daaw waaye ren tane nañu. ñi dëkkee fii ci cité avion nag di wax ak seen ak njàqare ginnaaw itam bi ñu amalee ab ndaje naka noonu itam jamono yi ñu ngi dund ci ab njàqare gu metti. lépp nag taw bu metti bi moo ko indi muy jafe-jafe yooyu ci wàllug mbënd mi moo waral sax ki nga xamante ne nag moom moo jiite wàllug météorologie ci ANACIM nag di directeur exploitation ba la muy sàkku rek ci kilifa yi mooy nag nañu am porox ndoll ci wàll wi jaare fa nag seete askan wi dalal seen xel waaye ci kawit ñu tëral ay plan yoo xamante ne dañuy jublu ba faaw ci jafe-jafe yi ci wàllug mbënd mi xam nañu tamit ne jafe-jafe yi coppiteg jaww ji moom moo koy faral di indi docteur Ousmane Ndiaye ñu teewlu ay kàddoom ci micro Chérif Diagui Soubarou. démb ak bëkki démb sax commencé na taw yu bëri surtout jëm ci diwaanu Fatick Kaolack ak Thiès yi régions yi mooy régions yi ëpp taw teg ci Dakar ak Diourbel Ziguinchor ñu ci tegu ak Kaffrine donc taw yu bëri la ñu am nañ te ay 200 millimètres la ñu enregistré booy xool ay Passy jëm Sokone ak yu mel ne loo xam ni précisément toog nañu lu yàgg amuñu ko donc mu indi lii mu indi tey moo taxoon tey ñu ñëw daal di dajaloo wax suñu naataangoo yëpp ni li xew comme ça ñu mën a xool nan lañ mën a jàppalee askan bi ba en tout cas inondation yi yëpp ñu mën cee góorgóorlu. xam nga plan ORSEC moom li ñuy def mooy bu dara xewee li mel nii président daal di jël ndogal ministre mi àndal pour xool nan lañ mën a def ba dimbali population yi. li ma leen doon wax rek moom mooy ni li ñuy wax changement climatique muy coppite jamono yi nga xam ne moo am nañ fexe ba bu ñuy planifier aussi ñu mën a fexe ba li ñuy teg mu nekk loo xam day wëy parce que lii ñu gis nii muy yi nga xam ni taw bi mooy indi yu mel nii loolu day continuer te scientifique yu bëri gis nañ ko xam nañ naan phénomène extrême mooy yi nga xam ne day jéggi dayoo di am ay taw yu yàgg ay dënnoog yu mel noonu day continuer donc ma leen attirer seen attention rek baax na ñu régler peut-être li xew tey nii mais ñu war a góorgóorlu pour mën ko planifier ba yeneen at bu ñëwaatee encore fekk jël nañ suñu jumtukaay yi war ba mën a jàppale ci mbirum dëkk yu bees yi sanc yu bees nit ñi di sanc ci mbirum égout yi nit ñi di defar yu mel noonu yooyu yëpp ñu góorgóorlu ci.
xibaar yi muy nag baccalauréat 2020 résultat yi nag tàmbalee kon génn fële moom ca centre Ngalandou Diouf ci ñetti téeméer ak juróom-ñetti candidat juróom-ñaar fukki ak juróom-ñeenti nag ñoom ñoo ci am d'office benn mention bien fukk ak ñeenti mention à bien la ñu wàññi ca boobeep centre juróom-ñaar fukki ak juróom-ñaar nag ñoom dañu jàpp rek kon ña nga ca deuxième tour ba ñu teewlu docteur Maria Faye Tall moom moo jiite jury 1355 ci lycée Ngalandou Diouf ak Aminata Mbaye Sow. génn na donc si 358 candidats donc wax olof bi day metti donc 79 ñoom ñoo jàll ci premier tour bi donc am na ñi nga xamante ni dañu dem maanaam oral niñ ko tàmm di waxee donc même si budul oral noonu lañ koy waxee dafa jàll deuxième tour ñooñu ñu ngi ci 97. Théo la ñu relever numéro de téléphone yi depuis le premier jour tapé ko envoyé ko waa office du bac après PV bi moom lañ leen di envoyé comme ça ñu mën a joxe résultat yi par SMS en même temps contacté nañ tamit ay rajo communautaire yu nga xam ne fi mu nekk ni contacté nañ déjà ñett donc ñi nekk aux alentours dinañ leen jox résultat yi ci rajo communautaire yi ñu. Et puis machine bi le plus souvent vu que tout est lépp léegi ci machine bi la koy defee donc ñi ngay repêcher machine bi ñoom ñoo la koy proposer. ñu wax nag ci wàllug tourisme bi tey nag waxtaanee nañu ko ci am ndaje muy tourisme bi fii ci Sénégal nu ñuy fexe nag ba gën koo suqali loole nag tax na daal ba ñu jàpp ni juróomi yoon nag bu ñu ca jaaree wàllu tourisme dana gën a am doole ci réewum Sénégal gox-goxaan yi nag ak département tamit tey bokkoon nañu ci ndaje mi am ñu leen fa teewaloon Maymuna Njaay. ci diiru ñeenti waxtu ñu sëgg ci di ci càmbar secteur tourisme bi ak transport aérien ana lan lañ ci soppi li ñu bëgg rek mooy mu gën a suqaliku ci at yi ñu jëm. juróomi pàcc la waaye aussi ñaar fukki point ak juróom la yoo xam ne ñu ngi ko nar a doxal moom la ñu séddoon ak ñoom tey boole ci aussi culture ak aada ndax xam nga culture dafa am solo également ci wàllu tourisme donc ñooñu tey ñoo daje woon. waxtaan ak maire yi pour que li nga xam ne mooy stratégie bi ñu mën ko yeesalaat bu ñu jógee fii nag incha allah dañ dem ci région yi goxu xat yi. ci tëralin bi li ñu gis rek mooy wàllum tourisme bi juróom-ñaari site yoo xam ni classé nañ ko patrimoine bu UNESCO bëgg nañu réewu Sénégal ñu gën cee sukkandiku ndax li nga xam ni la ñu duppee destination Sénégal mu gën a jur. naka la ñuy fexe ba ku nekk ci secteur bi nga nekk. ñu booloo lënkaloo laxasaay bokk laxasaayu fexe ba secteur tourisme bi nga xam ne secteur bu am solo la ci sunu koom-koom ñu fexe ba dynamiser ko yaakaar naa ne li fi jot a rus ci wàllu conclusion may nañu espoir que incha allah le secteur du tourisme incha allah dina jëm kanam bu soobee yàlla. ci pexe bi nga xam ne nas nañu ko bëgg nañu nag collectivité territoriale yi ñu gën cee dugal seen loxo. maire yi jël nañu engagement bu baax a baax ak président conseil départemental yi pour jàppale ministre du tourisme ak équipe am pour que lii nga xam ni moom la ñu nësër te jëlee ko ci ndigalal président Macky Sall mu mën a antu ndax xam nañu ñun ñëpp ni territorialisation politique publique moo mën a yor réew maanaam fexe ba lépp lu ñuy dogal. ñu wàcc ba fi mu gën a jege muy communes yi ak département yi. foofu lu ëpp juróom benn téeméeri milliards ci suñuy koppar dinañ ko fa def xayma googu itam bu ñu sukkandikoo ci ministère bi ñu dénk collectivité territoriale yi bëgg nañu ñu jagleel ko ay ligne budgétaire bu ko defee ñu gën a mën a am ndam. Afrique sawjant nag mi ngi daaguwaale ay jàngoro yoo xamante ni tukkeewul mbaa boog ñu koy fajee ci kër docteur wàllu politique ma nga cay loru état de droit wàllu gouvernance di yorin ak démocratie jàpp nañ ni dafa dellu gannaaw ba ñu jàpp sax ne yooyee ay jàngoro la ci Afrique ñetteelu mandat bi nag nañu jàpp ni la muy def moo yées fuuf li ñu duppee coup d'état loolu nag gannaaw ab jàngat boo xamante ne nag Afrikajom Center def na ko ci wàllu woowee Mamadou Fall la ñu ci àndal ak Thierno Laurent Mendy. su région bi boobu ba léegi mu ngi gën a indi njaqare Afrique de l'Ouest ñu gis ci nag ay crise de l'état de droit démocratie représentative ak li nga xamante ni moo di wàllu gouvernance loolee tax nag structure Afrikajom Center daal di amal ab rapport ngir artu. tey pal yi nga xam ne am na yëpp muy président moo jëlee Bénin nga jël Togo nga jël Sénégal nga jël Burkina sax mën naa ko wax. Guinée-Bissau Guinée Conakry Côte d'Ivoire. pal yooyu yëpp nit ñi d'accorduñ ci
xam nga pal. pour Alioune Tine ñetteelu mandat moom moo gën a yées sax coup d'état. bu fitna tey bu fekkee ne coup d'état militaire am na coup d'état militaire u Mali bi 4 morts la def boo jëlee bu Niger bi en 2010 mais deful sax ku amul kenn ku ci dee mais tey boo nee man dama ne candidat à un 3e mandat dama changer constitution bi mais ay fitna ngay indi boo demee Guinée lu ëpp juróom fukki nit dee nañ ci ñu ci bëri dañ ci gaañu ñu ci bëri ñu jàpp tëj. boo jëlee Côte d'Ivoire bés bi nga xamee ne Alassane nee na rek dama ne candidat pour 3e mandat te amu ko yàq constitution bi moom tamit indi na lu mat ñaar fukki bakkan ak juróom-benn yoo xam ne dañoo faatu. mu jàpp ni solution bi moo di waa CEDEAO ñoom seen bopp ñoo war a limiter lii di mandat présidentiel bi à 2. traité CEDEAO bu ko gaa yi toppoon rek baax na ñu ne léegi président bu ne ñaari mandat nga mën a def mënoo def beneen te buñ ko bindee ba pare da koy appliquer immédiatement. application immédiate. dëkk yi nekk ci Afrique de l'Ouest ñoom nag jamono ji boo moytul rek danañu fragiliser wu daal di tas bu ñu deful dara looloo tax nag Afrikajom Center jàpp ni rek kon sous région bi ñu ngi ci poudrier. rek ci tàggat yaram ak Tëngéej football club bi nga xamante ne nag ma ngay yóotu ab raaya bu rëy ci Afrique mu ne nag faw ñu gunge ko te xeebul kenn démb nag ca stade Ngalandou Diouf am na koppar yu am solo 5 millions ci suñu koppar yoo xamante ne jot na ko mu tukkee ci benn député ñu teewlu Babacar Ndiaye moom moo jiite Tëngéej football club ci micro Seynou Thiam. Tëngéej bu demee tey représenté tul Babacar Ndiaye wala Mérina Këri Kaw Thiawlène Lébu gi Dangu Tëngéej la représenté bu gañee ku nekk da nga naan sama équipe Tëngéej la donc di ko remercier di inviter aussi toutes les autorités ku ci mën jàpp nga jàppale xale yi ndaxte toog 9 mois sans jouer déjà balaa machine bi tàkk pour bañ a am blessure test corona rek c'est 50 000 francs fois 40 jours c'est 2 millions nga war ko def 2 fois par semaine loolu la FIFA wax. FIFA dafa ne jour bu ne il faut nga testé ko 2 semaines donc par semaine c'est 4 millions. dañ leen di remercier yéen ñëpp ku ci joxe 100 francs wala ku ci joxe 50 francs ci supporter téléthon yeeg yooyu yëpp ñun li ñu leen di mën a garantir mooy gage de transparence man de bi ma nekkee TFC ba léegi muy 9 ans mosuma jël 100 francs au TFC te ñoom xam nañ ko ñu ngi nii ci ginnaaw aw ma sax signature TFC donc dañuy uti ji di indi fii. ma ngoog mbokk yi fii la ñuy tàggatoo ak yéen ci xibaaru marax yi sant leen gërëm leen bu baax a baax yéen ñoo ñu fare woon ci machine bi ak ñi jàpp ci xibaar yi ba mu sotti Aram Touré xam naa ci kanam tuuti rek kon daañu dem ci Aram gannaaw bi ngeen mën a jot rek xibaar yi ci nasaraan mbokk yi jërë ngeen jëf.